gis ci ndaanaan boobu lu ngeen mësta gis tey ci hip hop sans visa ci premier numéro bi ñi nga xam ne ñu ngi ci réseaux sociaux yi en ce moment di seetaan émission bi ak ñi nga xam ne ñu ngi toog ci petit écran bi di seetaan émission hip hop sans visa sur Walf tey ngeen gis surprise balaa dara di xew ñu woo suñu invité surprise yi nga xam ne tey ñooy ubbi émission bi sans tarder j'appelle Eva Crazy et Maggie en duo. Bismillah. Yeah. Uh-huh. Yeah. Okay. Hey. Uh-huh. Show. Hey, everybody hip hop. Li ma bëgg a dégg hip hop. Hip hop. Jigéen ju mën góor alin su tuwe ne ma jaata doxee si yenn tànki doo ko xol ba ne ko xatt acca ma jiite góor yi amatul catégorie na cing cing bi dandu ba ne ici c'est original ibi dem la dina la fitnaal ci final dem nañ ba tàyyi ba daan ne kii daal bàyyi leen ko nii virusu sida may bidda juddu naa gannaawu MC Lida fa lu faram fàcc li fësul si yéene kaay te lu rabam wane loo gisul si yenn kaay ñu rhyme ak flow technique bi indi naa ko wel MCs bu ma topp di nga waddu naa la waddel tere gaay yi nelaw ñoo ngi sakketoo fi bañ la toogee nañ si maari fa ngay toog di laajte ban aal lañ wa soobee ivi yokku na fi volume am MCs égal zéro gis nga wàññi naa fi mëninam here say I ain't got the shame li mooy lu may dund hip hop cause at the place of power li mooy lu may dund hip hop ay rendez-vous ci kaw from the tundu wundu hip hop ñun hip hop la ñu gëm hip hop la ñuy dund say ay I don't give a fuck li mooy lu may dund hip hop cause at the place of power li mooy lu may dund hip hop ay rendez-vous ci kaw from the tundu wundu hip hop ñun hip hop la ñu gëm hip hop la ñuy dund hip hop hey everybody hip hop hey li ñu bëgg a dégg hip hop ci kaw a kaw hip hop hey hip hop ku doon laajte fali ngooya ngi meg damay xeeñ yàpp bi lay jël def ko di biir da ngeen teel a dee te yegg se gumba ma cëpp ni aatu feeñal seeni deal def leen kumba mag yi maa neem boo ko xamul laajteel maytul sa bopp ñi ma xam ñi ngi seen baab meel bu ya boo paareel ndax fi kenn du fi salteel xale may tëkku mais parce que moo may daaneel woowee ma mam njare may distribuer gàttu ay cours de rap may li ngeen bi ñëw indaale astuce bi war a safa rap min mu daaru taral la tarkal la ne ma mashallah ide yi foog sama ma formaté ko bare jaaxal la I don't give a fuck li mooy lu may dund hip hop cause at the place of power li mooy lu may dund hip hop ay rendez-vous ci kaw from the tundu wundu hip hop ñun hip hop la ñu gëm hip hop la ñu dund say ay I don't give a fuck li mooy lu may dund hip hop cause at the place of power li mooy lu may dund hip hop rendez-vous ci kaw from the tundu wundu hip hop hip hop la ma gëm hip hop la ñu dund hip hop hey déglu ma leen hip hop hey hip hop la ñu dund hip hop ci kaw a kaw hip hop hey hip hop hip hop hey what's killer on the mix yeah hey thank you everybody yeah respect for everybody yep maa ngi nii te gisagu leen dara de lii du dara lii salaamaaleykum la rek des na maaleykum salaam bi donc merci beaucoup donc à Eva Crazy et à Maggie duo bi rafet na trop mais man balaa maa dem ñu jël suñu invité balaa ñoo wax dara suñu invité damay tourner ci waa ji foog ma tourner ci moom wax leen kii kan la ndax man waaj dama ko fonk quoi en fait man waaj dama ko fonk il se nomme tout simplement Mat kii la salaamaaleykum Mat yaa ngi cool Mat may ma tuuti dara rek ma doog a ñëw ci sama invité du jour. Maximum de bruit.
il s'appelle tout simplement Mat ci la mais Mat maa ngi lay bëggee mu ngi baax Mat ok donc merci beaucoup donc comme ni ma leen ko waxee woon tout à l'heure tey ndaanaan lañ fi am sans tarder ñu seetaan portrait de notre invité après ñu ñëwaat ñu wax leen ku mu doon. moom rappeur gile bokk ci ab kuréel gu ñuy duppee waa BMG 44 wala bokk mën-mën gëstu loolu nag di firndeel ànd bokk xalaat groupe bi cosaanoo ci banlieue bu Dakar ñoo ngi ko taxawal atum 1992 ci chiffre 44 biñ ci dàkkantal di fàttali nag lim gi dellu si woon ci tirailleurs sénégalais yi ginnaaw baleen réewum France libéré laata nag ñu leen di faat benn fan ci weeru décembre atum 1944 foofee ca camp bu Thiaroye rappeur bi di wuyoo ci turu Babacar Niang ñu gën koo xam ci Matador di ab rappeur bu kenn dootul naatable ci mim réew ginnaaw jéego yu am solo yi muy def ci musique bi ñuy wax hip hop doomu Caaroy bi nag génne fi ñaari album ak waa BMG 44 bi ci njëkk mu ngi génn ci atum 1998 ñu gën koo xamee ci ji hardcore dum jamono year 2000 moytu disease yootu taamuli gën beneen siècle yeewu nekk ci taaw gën beneen bi di wuyoo ci turu 44.4 live atum 2004 ci la ñu jëlee woon sax meilleur album laata nag ñuy tàmbali seenu tournée internationale gi ñu amalee woon fële ca Belgique Allemagne France Pays-Bas ak i tamit réew mi ñuy wax Suisse ginnaaw boobu tournée nag Matador daal di song beneen projet solo bu mu duppee woon xippil xool yeewul boog mi ngi naaj yaa ngi nelaw yaa njëkk a yeewu mujjee sëlmu ci liggéey gu xarañ googee nag la ko public bu Sénégal gënoon a ràññee ba tax ñu boole woon ko nag ci kàngaamu rappeur yi nekk fii ci biir réew mi atum 2010 jàpp 2011 Matador nekk meilleur artiste hip hop ci festival hip hop awards ak i tamit meilleur artiste hip hop live ca sunu music awards ba mu ca jógee dugaat ci beneen projet bu ñu duppee suba ànd ci ak waa live band mu génne woon nag réew mi ñu naan France ca tugal si la nag moom Matador amale woon ab tournée fii ci biir réew mi ngir rek gën a wonewaat boppam Matador di artiste rappeur bu yorul nag benn casquette doomu Caaroy bi di producteur de musique njiitu Africulture moom Babacar Niang wala sax Matador di tamit formateur bu ONG Plan International waaye bile rappeur nag yemul foofee ndax tabi woon nañ ko fi ci atum 2011 ambassadeur de bonne volonté ca observatoire des migrations nekk ca Bruxelles ca diwaanu Belgique naanuñu sàngara xaw ma nu ñuy def ba fàtte métit yi xippil xool yeewul boog mi ngi naaj yaa ngi nelaw sénégalais yaa ngi nelaw Ok, donc bien sûr un maximum de bruit pour Matador notre invité donc li ma leen di ñaan mooy public bi ñëpp nañ jóg tàccu ko accueillir ko ndax nekkul ku ndaw nekkul koo xam ne nii donc aca bokk Play sing your sound master mix el son yu underground benn casque si naap gësam yëngal sa baax salaamaaleykum Matador maaleykum salaam Paco ma bàyyi la nga nuyoog waa Sénégal nuyoog waa Africa ak wóor waa ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan à travers notre télévision Walf TV bismillah waaw dama leen nuyu déjà nuyu ñi nekk ci plateau bi yëpp waaw vraiment di la remercier si choix bi ak invitation bi et di nuyu ñi nekk ci réseaux sociaux yi di seetaan émission bi yëpp ak ñi nekk si kanamu seen kanamu écran aussi di seetaan émission bi di nuyu waa Walf vraiment di leen delloo njukkal bu bëri parce que liggéey ngeen participer ngeen lu bëri ci li ñu liggéey si suñu liggéey donc mënuñu chaque fois lu dul rek di leen remercier par rapport ak choix bi ngeen am toujours di ko jox hip hop bi ci biir kër gi waaw donc Matador xam naa ne dañuy rek yegg ci waxtaan bi donc comme niñ ko xamee man ni ma ko xamee yow ni nga ko xamee ak pas mal de gens qui ñuy seetaan à travers petit écran bi mooy que hip hop bi donc mu ngi tàmbali
ci 1960 70 jàpp 70 donc ca Bronx New York mais dafa am loo xam ne nii dafa am ñu koy natable mooy que hip hop musique la mais mouvement la tamit dafa am ay éléments am na ay différents éléments yu ci nekk mais la plupart mun naa ne fii au Sénégal rap la ñuy gën a promouvoir wala moom lañ gën a xam te pourtant ci biir hip hop am na DJing am na b-boying am na graffiti yi moon beatbox mais pourquoi loolu lan moo tax à chaque fois rap bi moom la ñuy gën a ndax dafa moom moo ëpp importance yeneen éléments yi wala nu mu fa demee noonu non damay sawar pour répondre ci question boobu parce que hip hop bi bu ñu ñëwee Sénégal on n'a pas eu le temps vraiment présenter ko ni ñu ko war a présenter pour nit ñi comprendre lan mooy hip hop parce que boo nee hip hop rek ñëpp jàpp nañ ni rap la ñuy wax alors que hip hop culture la culture la boo xam ne dañ ko créer mu am ay éléments yu nekk ci biir donc ci biir culture boobu comme n'importe quelle culture boo demee am na ñu seen musique am na ñu seen fecc am na ñu seen façon bu ñuy woyee et tout am nañ seen voilà bu ñuy solo et tout quoi donc ci biir culture hip hop donc rap mooy musique bi mais bu ñu nee musique hip hop dañuy jàpp ni rap la mais culture bi mooy hip hop rap mooy musique bi mais yeneen éléments yi DJ yi daf ci bokk L4 L plié de base yi laa la wax DJ yi la MC yi mooy rap bi graffiti ak break dancing mooy danse bi donc mooy 4 éléments de base yi nga xam ne ñooy fondement wu hip hop donc mënuñu wax culture bi di wax ni bii mu ëpp doole bii parce que ñoom yëpp boo ci dem yàlla def na ni nag man j'ai un peu pratiqué ci éléments yooyu yi ci gën a bëri j'ai commencé avec la danse le break dance donc man ci loolu laa màgg donc en tant que nekk xale break dance laa xamee hip hop donc boo nekkee b-boy ni ñu koy waxee ci lañ moo tax ñu gën a comprendre lan mooy culture hip hop donc ak lan lay bañ ak lan lay xeex ak lan moo ko tax a jóg parce que à l'époque il y avait pas l'internet mais on faisait beaucoup de recherche nag fu ñu mën a amee information dañ ko doon wuti pour comprendre culture bi lan la et mën ko adapter aussi par rapport ak suñu ay réalité dëkk donc DJing bi daa am lu mu ciy représenté parce que quand su may def sama show ak mat ki la si ginnaaw c'est comme maa Youssou Ndour buy jouer ak ay musiciens si ginnaaw le DJ il représente les musiciens bu dee ci hip hop la et on fait du live moo tax ñuy def souvent ñuy leeral di wax live band ak live DJ mais bu dee ak live DJ ak hip hop carrément 100% ak DJ la et tu fais ton show donc beneen élément bi mooy graffiti aussi daa am lu tax mu bokk ci hip hop donc bu ñuy wax hip hop culture mbedd la du parce que nit ñi ci mbedd bi lañ dëkk wala amuñu fu ñu dëkk ci amuñu kër non culture bi li tax ñuy wax culture mbedd la élément 4 éléments de base yooyu yëpp gars yi dañ ko doon def ci mbedd mi di laaxatu parce que xam nañ ni États-Unis la juddoo xam nga ñi DJ yi doon organiser ay bloc party ci ay entrepôt yu ñu abandonné danseurs yi danse bi mi ngi moom pour résumer brièvement danse bi fi mu jógee mi ngi jógee ci ay xeex la doon jógee xeexu ay gang quartier muy am ay blessé après xeex boobu la gars yi dem transformer bon c'est pas intéressant nañ xool nuñ ko transformer def ko leneen moo tax mu am ay bu ñuy wax bi break dance ay battle rek la day ci bëri quoi parce que genre bataille rangée la donc boo xoolee fecc bi sax pas yi daa ak yenn phase yi ay first beat lañ koy tuddee mu ngi mel ni léewaatoo si bi bëree loolu lay tudd donc ci mbedd mi lañ ko doon defee gars yi dañ doon joxante rendez-vous ci benn entrepôt wala fenn pour di def ay battle donc ci mbedd mi la tamit kon graffiti bi tamit les artistes yi nga xam ni amuñu woon possibilité exposer seeni ay œuvres dugg ci yenn galeries yi parce que il y avait la ségrégation raciale moo tax nag li ci ëpp ñu ko créé moo tax culture bi ci blague yi la jógee américains yi mënuñu woon a exposer si yenn galeries yi donc ak seen art ñu ni ñoom dañ koy def gratuitement si mbedd mi di defar ay fresques ay murs ci mbedd mi mais à travers les fresques
dañ ci doon def aussi dañ ci doon codé loo xam ay messages yoo xam ni boo nekkul ci biir culture bi doo ko mën a lire moo tax ñuy déformer écriture yi lettres yi de sorte que buñ la ko expliquer wala bokkoo ci culture wala doo nekkoo ci vrai hip-hopeur doo xam lan la ñu bind et pourtant des fois dañ ci doon jàllale ay messages pour informer les blacks pour wax fan la situation sociale noir yi toll donc aussi c'était pour marquer territoire ñi boo duggee ci benn quartier di nga xam ni fii ñi ñoo fi nekk lii ci biir graphie rek boo liiree da ngay xam mais boo nekkul ci culture bi parce que tubaab yi su instant boobu dafa amoon partie yoo xam ne dañ ko réserver pour les blancs ak partie yoo xam ne dañ koy réserver pour les noirs donc tubaab yi doonuñu mën a déchiffrer affaire yi mais yow boo nekkee ci biir culture bi da ngay xam lan la de quoi ça parle donc élément de base yooyu yëpp ñu koy def ci mbedd mi après gars yi ils sont dit nañu créer suñu culture boo xam ni bokkul ak yeneen yi kii bi moo indi hip hop donc ñu ko créer ñuy wax ay ñoo ci ràññee ay Kool Herc ay African Bambata ñoo créé la Zulu Nation donc ñoom ñoo créer culture hip hop ak élément de base yooyu après nag mu dem ba yaatu knowledge bi ñëw lépp ci biir donc hip hop di évoluer ba egsi Sénégal donc la mu doon xeex États-Unis muy ñuy gis muy injustice inégalité sociale ak yu mel noonu moo tax ñu mën ko approprier wu donc n'importe quelle population ci àdduna bi boo xam ne dañuy dund injustice boo demee da nga fay fekk hip hop moo tax hip hop nekk lii loo xam ne mën nañu wax ni dafa universel presque àdduna bi yëpp boo dem da nga fay fekk hip hop parce que mooy fekk ñoo xam ni vraiment dañuy dund ay situations yu difficile ci socialement ci benn société ñu jaar ci hip hop ba egg ci benn niveau bu kawe mooy li gars yi di wax from zero to hero ok hip hop moo ko qu'est-ce qu'il faut faire pour être hip hop pour être hip hop il faut nga xam lan moo taxoon hip hop jóg mën nga nekk hip hop fekk mën nga yore micro di nekk rappeur te fekk tu n'es pas hip hop mën nga bañ a yore micro wala nga danse wala nga dara fekk tu hip hop parce que penser la c'est une façon de penser de vivre donc ci attitude la donc dafa bëri lu mu ëmb donc du parce que da nga yore micro rek tu es un hip-hopeur état d'esprit la donc loolu la gars yi war a dem gën a gëstu loolu moo ci ëpp solo parce que loolu moo tax ñu sos ko donc ça ne veut pas dire que ni tu t'habilles hip-hop tu es hip-hop mais ci la bokk attitude bi dafa ci jouer lu bëri mais aussi la façon de penser est hyper importante dans le hip-hop parce que souvent on dit qu'on est des anticonformistes mais am na lu tax mu ñu taxawee noonu quoi par rapport ak la société. Mais quelle est la place de la culture et de la musique africaine dans ta vie et dans ton travail? ndax lu tax ma laaj la loolu mooy que Matador man bu may déglu say œuvre dama ciy dégg lu bëri traditionnel ci côté beat yi donc mu jaaxal ñu bëri am ñu ma ko doon laaj moo tax ma ne tey am naa occasion mën a toog ak yow ma laajaale la waaw parce que toujours par rapport ak li ñu hip hop jàngal mooy ni chaque fois li ngay def hip hop laaju la nga def li nga mën nga ko ba pare lan laaj nga def li nit ñi xalaat ni mënoo ko wala mënta nekk hip hop loolu lan lañ nga jéem ko toujours mooy ni da jéem li ngay def yow jéem ci yokk dara donc aussi daf ni la xool amul religion amul xeet amul yooyu yëpp xam nga moo tax ñuy wax ségrégation la hip hop doon xeex donc mënuñu nekk ci hip hop ñu ni hip hop man damay koy on a toujours eu des débats yu tàng ak ay tubaab wala ay yeneen nit yoo xam ni dañu daal pourquoi dool seen hip hop doo leen parce que nous on fait du rap hardcore depuis temps bi di BMG ba léegi donc pourquoi doo leen def hip hop africain non on a dit que non su fekkee ni ñi sos hip hop pour xeex lii la loolu am na fépp si àdduna bi dañuy plier wu si loolu maintenant hip hop africain ñi ngi làkk wolof et la preuve mës nañu jouer
man ak Manu devant Cool Herc fekk mu balance ba pare ñun ñu war a jouer c'était à Amsterdam benn festival hip hop donc moom mu yaakaar ni États-Unis lañ jógee parce que comprendre olof mais daf la pour moom benn slang la ñuy wax quoi xam nga donc après ñu ne ko Afrique lañ jógee Sénégal mais mënu ko gëm parce que mënu ko gëm quoi dafa jàpp ni on le faisait comme les Américains maintenant li ci am importance mooy wolof lañ doon daal indi nañ ci un truc làkk boo xam ne Afrique la jógee donc mais ça ne veut pas dire que def leen hip hop africain te loolu ñu ngi ciy dem pour ñu defal ñu benn genre hip hop boo xam ne ñun ci ñun rek lay yem quoi non bu doon hip hop looloo ko tax a jóg du tax si àdduna bi yëpp donc hip hop français peut-être dañuy làkk français américain dañuy làkk seen làkk africain yi parce que dañuy làkk suñu làkk mais dafa warut a dépasser loolu suñ ko bëggee dépasser loolu rek day am ségrégation ci biir hip hop bi te hip hop benn hip hop la moo am si àdduna bi le monde a été tellement divisé ci yu bari nag donc li ñu war a njëkk a bàyyi xel mooy musique bi nga xam ni moo mën a moo gën a universel ci musique yi ñu xam ci àdduna muy musique hip hop ak la culture hip hop waruñu nangu tamit ñu koy diviser hip hop bi africain hip hop américain wala non moi je suis contre et je ne vais jamais fonctionner comme ça maintenant am nañu hip hop daf ne la nga jël li nga xam ne mooy lu positif ci sa culture man américain bi lu muy def li nga xam ne lu baax la lu positif di ko xeex pour changer dara ci seen vie bu ma gisee ni mën naa ko def biir Sénégal wala biir Afrique damay koy jël dama koy jël pourquoi ma koy bañ a jël parce que lu baax rek lañ ci jublu pour changer les choses pour que nit ñi gis ni lii jógee nañ ci lu négatif dem ci lu positif parce que loolu la mooy hip hop donc tamit ñun am nañu ay valeurs yoo xam ni ñun ñoom lañ leen ko war a yóbbul valeur yu bari nag loo xam ni tey peut-être mën nañu wax ne des na Afrique amatul foofu parce que tamit dem nañ ba souvent tu écoutes la majeure partie des hip-hopeurs français ils se réclament tout le temps ay africains la ñuy réclamer wu seen africanité la ñuy réclamer et pourtant ils sont nés là-bas juddoo ñu Afrique mais parce que amatuñu racines yooyu donc nous il faut que ñu xam bu baax fan lañ bokk ñun dañ leen a war a apporter dara ci côté boobu donc apporter affaire boobu mooy tax ñuy xool tamit di nga xam ni ñun am nañ ko te ñoom amuñu ko ñu xool nuñ koy tëggee ci suñu hip hop ba nu tamit mu nekk ci du jénn hip hop mais aussi dina nekk lu différent ñoom li ñuy proposer parce que on doit proposer quelque chose aussi sinon on va toujours être des suiveurs te hip hop bëggul loolu waaw man bokk bu je ne serai jamais un suiveur. ok Matador donc hip hop bi en fait avant li ko taxoon jóg mooy dénoncer mais tey ñu gis ne dañ ko commercialiser de trop ba léeg-léeg da ngay gis ne dañuy bàyyi suñu yoon di dem def leneen loo xam ne dafay sax amaana dawloo melomaan yi yow noo ko jàngatee ndax loolu bu continuer ndax du ñu indil ay gàllankoor. ouais c'est vrai que KRS-One yàgg na alerter nit ñi di leen wax def leen nañ def attention def ko di xeex bu lu bëri. par rapport ak yenn chaîne de télé yi gars yi indi woon. xam nga di canaliser hip hop bi di ko yóbbu ci benn direction. parce que lii la doon gis. du Sénégal kese ah si adduna bi yëpp la. moi je te dis que hip hop taxawaay ba mu amoon. de ñoom Cool ak bañ ko tegee ak ay African Bambaataa mu évoluer dem ci ay Public Enemy bi ñëw ba ci Tupac. hip hop boobu ni bu doon ni moom lañ continuer woon di dund États-Unis kon du ñu jël benn noir teg ko pendant presque 9 minutes ci trottoir ñu koy filmer en direct ñu rey ko dans la rue. et jusqu'à présent ñu ngi gis ni ségrégation raciale am na fa bu baax. racisme bi dafa est-ce que gënu la yokk sax. et pourtant hip hop bi dafa judd pour xeex loolu. kon hip hop bi est-ce que ma ngay def rôle am boo foofu. et j'ai yàggul dara ay année passée vraiment dem nañu ay conférences et tout. moi j'ai dit que ce que li hip hop Sénégal réussir. ci 10 dernières années même fa mu sosoo États-Unis réussir tuñ ko parce que avec Y'en a marre ak hip hop
on a réussi à changer de régime du lu ndaw ba am yeneen dëkk yuy roy ci ñoom en Afrique ñuy dem ci tubaab ñoom ñuy sax bëgg di roy si ñun parce que looloo taxoon hip hop jóg te bu ñu waxee Y'en a marre nag neexul ba neex ay hip hopeurs ya fa nekk ñoo tax ñuy wax Y'en a marre donc je peux dire que ni ñoom dañu dem ba la leen Keres One doon wax ñu daanu ci piège boobu industrie bi neex na nag quoi vraiment ku sañoon am ay milliards mais buñ ko toppee li ñu hip hop war a apporter askan yi duñ ko apporter mais nag dina apporter ay nit loo xam ni peut-être ci seen vie musuñu ko mën a xaar. mais ndax loolu du rey hip hop bi. bon hip hop moom du mës a dee. non rey ko en fait waxewu ma rey mu dee jeex quoi. mais ndax du yàq comme par exemple li ma la wax sànq. am na benn après dañ ko teg benn élément. melomaan yu bëri dañu daw. ñi doon déglu avant di dem ci concert yi ñi mu doon feesee ñi doon dem ñi doon jënd. jëndatuñu. mais adduna bi moo évolué et puis comme li may wax rek gars yi dañu deful attention ci yu bëri dañu ñëw rek nekk ay rappeur téye micro bi di def rabu engagé et tout. te xamuñu kan lañ jàkkaarloo. et ak régime socialiste yi. la gënoon métti et les gars il y avait qu'une seule télé. et pourtant gars yi dañ ko doon fight à travers le micro et le rap on a réussi à changer de régime. ba gars yi amee 18 ans dañoo dem voté ji jële fi régime socialiste bi. ak Wade mu ñëw ñu gis ni le hip hop def na jéego bu gën a magaat. ak Y'en a marre mais ngeen def ni le régime là le système là dañuy continuer di seetaan hip hop boobu muy gën a am doole mais non il faut que nit ñi comprendre que ni jeunes yi ñi ngi def loo xam ne sax xamuñu leen lu leen orienté vers loolu xam nga lu ñu leen di gëmloo. gis ngeen Matador bi di jaay hardcore ak kii ci at bee wala awa di bële di révolutionnaire xoola ba ñu dalee rab ba léegi 30 ans xoola amuñu sax oto amuñu kër di leen voilà wan leen matériel lañ leen gëmloo quoi. xam nga amuñu xaalis xoola booy yi jëkk fii booy léegi dañu am morning parce que musique bi la ñuy def déjà jénn ci benn ñaar ñetti exemple ci booy yoo xam ni dañuy jénn ci loo bi booy yooyu nekk ay genre modèle par rapport ak seen génération nous le combat qu'on devait mener on a mené ça ak suñu ay génération parce que beneen génération parce que bu ñuy waxee Y'en a marre ñi ci nekk ñëpp bokkuñu ci première génération kon ñun jàllale nañu mes ci beneen génération boobu ñoo ko waroon tamit jàllale ci génération tay bi mais aujourd'hui génération tay bi dañu tombeek nag fi nga xam ni système bi dafa jël ay gardam on va mettre plus en avant le rap bi nga xam ne dafa fën contre ma ko parce que tamit ñëpp mënuñu def rap à gangsta rap ñii wala rap hardcore wala non am na ñoo xam mais fën bi tamit bu demee ba ëpp lële da koy nëbb te tolluñu fu ñuy fën parce que réalité yi ñuy dund du ay ci ay dëkk ci ay du ay piscine wala ay villa yu naay non ay mbënd la ñuy dund ba léegi ay mbëkk la ñuy dund ba léegi donc réalité bi dëggantaan loolu la ba léegi maintenant suñu bëggee tëj suñu bët ci loolu en tant qu'artiste nit loolu moom dañuy duñu apporter dara parce que boo koy wax sax souvent gars yi duñu la déglu non Sénégal loolu moo fi am booy wax yenn dëgg nit ñi duñu la bëgg a déglu ndax loolu dina mës a dañ je sais pas en tout cas ca départ ba moo gënoon a metti et les gens réussiroon nañu utiliser hip hop bi ba nga xam ne jariñ na askan bi ba dëkk boo xam ni vraiment dafa am ay nit yu baax yu ñuy wax ay sëriñ ay kilifa diine ay kilifa aada am ay boroomi xam-xam bu dee ci njàngum nasaraan la ñuy wax ay boroomi xam-xam ñu ne rappeurs yi ñoo fi wax dëgg loolu kenn fekkee nañ ko ñun ñëpp rappeurs yi ñooy teewal askan bi donc loolu ñun moo nekkoon économiquement moo nekkoon ñun liñ ci doon gagné au moins xam nañ ni de telle période à telle période hip hop bi liggéeyal na lii askanu Sénégal maintenant bu naax saayee ci génération mujjee bi ñoom dinañ am ñu leen ko laaj
parce que tamit chaque génération bi ñëw dinañ laaj yéen lan ngeen fi bàyyi. c'est sûr. ñu ngi ciy jéem a bàyyi suñu waar nag parce que ñëw ñu fekk fi vide. ils ont trouvé quelque chose sur le terrain. ay nit yu am fulla ay nit yoo xam ne am conviction am ay concept ak ay ngëm-ngëm am lu ñuy xeex. ba mu tant soit peu am na lu tuuti lu mu changé ci réew mi donc loolu lañ leen bàyyil ndono laa ngi noonu nag buñ ko sàgganee ñoo xam. vraiment yàlla baax na mun na am avec le temps dinañu xippiwaat seen bët xool. parce donc que Matador donc ñu teg ko foofu dem seetaan suñu Sweet Mike micro trottoir bi ñu defoon ci li ñu doon waxtaan noonu. Régis si c'est bon. ñu bëggoon la laaj nan nga gisee le mouvement hip hop Galsen en général hip hop démb rap bi démb nu mu meloon liñ doon gis tey gisatuñ ko yow sa gis-gisu démb ak tey lan nga gis. hip hop Galsen léegi moom dafa mel ni ñun xàmmeetuñ suñu bopp quoi ñun melomaani boobu concetuñ ko comme niñ ko waroon a conseil parce que booy xamatuñ dañuy rap xamatuñ dañuy mbalax xamatuñ lu ñuy def quoi waaw parce que topp nañ xumbaay topp mumbaay ba wàcc tali bi mais bu dee old school yi ñu doon déglu si ginnaaw grand yi da nga doon déglu vrai rap nga doon déglu bu baax mais léegi rappeurs yi kenn xàmmeetul sa bopp ñoom ci seen bopp ñoom boo leen waxee ñoom ay lan lañ sax xamatuñ luñ doon ñoom ci seen bopp kon ñun segam ñoom ñoo dof ñun ñuy déglu kon xamatuñ lu ñu war a dal moo tax instant yi déglu rap sax da ngay dem ba da ngay mujj obligé da nga koy mën a bàyyi sax dem déglu ji leneen parce que li ñuy def ni comprendre yu quoi peut-être mën nañ ko tuddee musique mais du rap leneen la. dañ ciy nuyuwaale ku mel ni Matador suñu xarit la kooku ñu koy bëgg bu baax di am bégte kooku dañ doon déglu wayam démb mais musique léegi comme li nga wax noonu rek rapport léegi daal gars yi daanaka boo ko xoolee xaste ak saaga moom la ñuy def defatuñu maanaam par rapport pour wax ne dañuy def loo xam ne pour jariñ nit ñi la daal léegi waaye musique amatul léegi pour jariñ nit dañuy def rek pour loo xam ne maanaam defar sa produit la am na loo ci xam nga def business la daal business laa ko mën a tudd daal moom la ñuy def instant nii te loolu war nañoo seetaat daal seen toogaay pour defaraat ko yóbbuwaat ko feneen daal. am na ñoo xamante ni moom dañuy wax bi nga xamante ni day am ak njëriñ askan bi mais am na ñoo xamante ni dañuy rap naan di mel ne luy saaga waale daal. te léegi xale yi buñ ko dégloo dañuy déglu seen wax di déglu rapport bi daal di saaga te fekk yoo loolu ñu yaakaar ni loolu dëgg la te fekk du dëgg rapport bi daal man su ma sañoon daal ñu wax si loo xamante ni xale yi bu ëllëgee buñ ko dégloo daan si jëlee xam-xam daan si jëlee njëriñ. yow ban solution nga xalaat na tey bu ko rappeurs yi defoon ak ban conseil ngay jox booy la nouvelle génération ñi nekk en ce moment ci hip hop bi ban conseil nga leen di jox pour ñu topp ko pour yéen ñi nga xam ne yéenay melomaan yi ngeen mën a ñëwaat. hip hop Galsen leen rek moo ko mën a tax a baax rappeurs yi doonaat ay góor doonaat ay rappeurs ay vrai rappeurs ay hip hopeurs mais pas ay ngoyaan maan ay yu kenn xamut waaw ñu doon ay rappeurs yu dëgër comme liñ daan sentir waaw comme liñ daan yëg ay Tigrim bi ay BMG 44 liñ doon yëg loolu noonu bu ñëwaatee rek rab bi dellu fi mu waroon dellu. comme liñ ko xamee woon nga xam ne day dénoncer li nga xam ne dëkk bi ñu ngi koy dund léegi gisatuñu loolu yow nan nga ko jàngatee ak boy yu bees yi ñëw en ce moment nii mooy la nouvelle génération comme ay Ngaaka ay Deep affaire demee noonu li ñuy gën a def mooy éco trip mooy tagg seen bopp. waaw léegi yow nan nga gisee loolu ndax yow xalaat nga ne bis loolu ñoom war nañ mën a changer mel comme démb ñi fi nekkoon comme ay ñoom Matador waa PBS wala waa Daara ji affaire demee. waaw ñoom ñoo ko war a changer quoi ñoom ñoo war a changer léegi quoi affaire yi ndax budul dara dafa am foo xam ne benn tolluwaay buñ toll boo xam ne ñoom ñooñu ñoo nekk relève bi kon ñoom dañoo war na xool ci seen i mag daal bu ñu ñëwee li fi mag ñi def ñu ne noonu ñun dañoo war a def lu supérieur loolu ngir maame nga ñi koy déglu bàyyi ko xel mais boo xoolee rap fi ndool ni daanaka kii bi amoon ampleur bi mu amoon amatu ko ndax lan mooy ndaw ñi léegi ni ñuy def kenn ku ne yaa ngi sànni sa morom message boo xam ne doonu loon loolu ñoom dañoo war a danko booloo xool ne seen i mag am na ñu fi jaaroon am ci lu ñu nekkoon ñu yóbbu level bi ci beneen niveau daal mais nag affaire bi bayre léegi daal laa ko jàppee ne kenn ku ci nekk ci pour xëcc man la loolu laa gis si rapport bi léegi quoi. rab yi daal ñu siy wax lu baax di si def lu baax ndax bu ëllëgee bu ko xale yi déggee mën a am njariñ. waaw li ma leen wax mooy ñu topp ci seen i mag ñëw di leen laaj conseil ñu wan leen ni maa misigu démb lii la woon te pour man ñoo li ñu doon def démb dafa doon jariñ nit ñi da nga doon déglu benn affaire boo xam ne maam nga wax ne waaw kii fan la jàngee lii ak wax bi olof lay wax quoi ñoom nga xam ne di nga ci jël njariñ xam ne maam lii nii bu dee exemple mooy 5 la boo jëlee 3 yëpp day am njariñ mais léegi gisatuñu loolu daal man gisatuma loolu man en tant que. bëgg nga gisaat loolu. non waaw loolu bëgg nañu ko gis te ñoom Matador ñoom ñooñu ngay wax noonu boo yooyu tout tànk yooyu ñoom ñoo war a andiwaat loolu waaw. ban message ngay jox Matador mi nga xam ne moo toog ci plateau. waaw Matador sama xarit la kooku yaakaar naa moom boo ko ne yi daal ñi nga xam ne moom bu baax bundu Pikine man ak moom amoon nañ relation bu bari dama ko doon fekk rajo ak seen matériel lu mu soxla man maa ko daan jaay maa ngi koy bëgg bu baax di ko wax ne na woowaat seen ay rakam gën leen a defaraat daal affaire bi jox jëm ca kanam ndax foofu la jamono toll daal
maa ngi leen di bëgg bu baax yéen waa Walfadjri. Merci beaucoup à la régie Serigne Aliou Keita Cheikh Diop Matador gis nga suñu street mic bi suñu rubrique bi nga xam ne ni mooy micro trottoir bi dégg nga li mélomane yi wax loo ci mën a tontu. non ça veut dire na góor bi moo la kii quoi. moo may reetaan loo ko mais gars yi ay jàmbaar lañu booy c'est que voilà aussi public bi aussi bu ñu bëggee bu ñu exigeant we trop bëgg ñun la ñu doon def génération bu bees bi def ko tamit toujours day am incompréhension parce que tamit ñoom seen moroom la ñuy waxal li ñu war a xoolaat société bi la en général parce que du ci rappeurs yi de ci société bi la ñun ñañu doon déglu li ñu topp ak lañ ñu doon topp lañ bëggoon a dégg lañ bëggoon a jot lañ leen doon jox mais booy est-ce que tamit public bi ñi leen di topp seeni moroom yi leen di déglu ndax loolu est-ce que du lii ñu leen di jox ñoom loolu la ñu bëgg mais aussi moi je pense que un artiste même bu fekkee ni public bi daa am lii ñu lañ bëgg yow mën nga leen a fekk si li ñu bëgg mais fexe ba yóbbu leen ci yow li nga bëgg ñu dégg donc c'est pas interdit hein c'est bien parce que man tout lu bokk ci hip hop rek nu mu mënti mel baax na parce que mënoon nañu choisir dem nekk ji leneen ces jeunes là mais comme ñu ngi ci hip hop bi man damay jàpp ni si su ñun lañu bokk mënuñu leen a rejeter mënuñu rejeter li ñuy def te tey ñoom ñooy nekk au devant de la scène génération bu seen moroom yëpp ñoom ñoo tax ñuy déglu hip hop tey bu ñuy déglu Matador peut-être ci génération boobu ñoom ñoo tax ñoo ñu xam hip hop ba ñuy mën a jot ni kon grand yi ñoo fi nekkoon di déglu Matador maintenant ñoom dañu am benn devoir envers jeunes yooyu parce que jeunes yooyu ñoom la ñuy déglu donc ñoom lu tuuti lu conscient bu ñu ko waxee ci seen ay musique yenn message bu ñu ko jàllalee parce que comme par exemple mbëkk mii di am on a beau parler man ma wax ci wala xumaan wala awadi ku ci nekk mën na wax peut-être du egg fa mu war a egg mais benn Dip wala benn Ngaaka Blindé wala benn One Lyrical jeune génération boobu noonu ñooñu noonu buñ ci waxee lay gën a gaaw pour mu yegg ci seen moroom yooyu est-ce que maintenant ils ont le droit de se taire noppi ci affaire mbëkk mi parce que seen ay moroom la ñooy jël gaal yi di dem donc ñoom ñoo gën a gaaw pour conscientiser ces jeunes là donc nañu conscient que ni am nañu mission nag ñoom ñoo choisir hip hop nag choisir uñu leneen hip hop lañu choisir tant soit peu am na lu tax ñu hip hop musique hip hop di exister donc lu mu ndaw xam nañ ni am nañu benn mission boo xam ne ñoom dalee na war ci ak hip hop bi ñu choisir di ko def nii donc waruñu trahir seen mission boobu parce que génération boobu noonu bii nii nga xam ne ñoom la ñu gën di déglu lu ñu gën di sànku ñoom dañ ci am part de responsabilité